yow dëkkal ko ku si bëgg ndey kuro ngir sa ñaari loxo way wi yaa ko moom kuro wol ma kuro ndiir ku si bëgg ndey kuro ndiir sa ñaari loxo alañi ànd ak moom kay fii yow dëkkal ko ajaratu ndey kuro ndiir mi may way yey ku ko bëgg sa ñaari loxo ca kaw fii yee sargal jigéen 8 mars jigéen yee ko moom ñu sargal jigéen ndekku rëdd yi may way xolal jëm ja daa bëri ndax bokku di gëm doon te xolayam daa gan nay yaa gën néegu yaay ndekku rë daraam du ma bett ndax jël fi ndayam dafa mat lii acca liin nday yee noo nga say morom ci sa biir kër te kenn mer ndekku rëdd waaw waaw dëgg xëy wàcce ñu ñaari ambulance ñu wax defal xoolal yaay sunu meer sun la amul woon abani la ñàkk la wóorul wa ana loxo yi ndoy baan doo doya di ndax sa yaay dafa mat bi laay lim fi defoon jóg fi bokk digg tool ta xola yam daaga ndoy ah bon ku sa téléphone jëlal sa way bilaay sa way wi yaa ko moom jëlal sa way ah bon bilaay sama waaji def leen ko ni ko yàlla def mu jàppal leen su ngeen ko deful ni ko yàlla def mu jaaxal leen waay dama bëgg jug leen taxaw yaay sunu meer kaay suy tey jigéen ñi la ni sargal waaye bala maa way kenn damay way sama mbeer lagal pete de xañe wërsëg lii la yàlla dogal aca liin
Madame la ministre, 2015, le PIR gëjoon na officiellement recevoir un ministre de la République kon yaa ko fi def ñu koy sant nag Madame la ministre notre espoir, l'espoir de la commune de Pire, l'espoir des femmes de la commune de Pire, notre maire Mamadou Ndoye Bane. duma guddal Madame la ministre ndax naaj na comme ni ma ko waxee léegi la directrice générale dina ñëw jàkkaarloog yéen tout à l'heure ànd ak son chargé de communication mon frère qui est là ànd ak nag ak ambulance bi kon LONASE ñu ngi leen di sant di leen gërëm xam naa Madame la ministre dina ci ñëwaat kon dañuy ubbi waxtaan wi ñuy jox kàddu gi Madame Coumba Ndiaye muy représentante des quartiers de Pire. maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di leen jaajëfal ci teewaay bi man la Coumba Ndiaye Taaleen Olof maa fi taxawal waa quartier village bi village nag mbooloo mi yëpp a ngi nii teewaay bi di joxe seen kontaante di nuyoo di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol Ndey Kura mu tegal nu ko ci loxol waa Pire du nuyee suñu ministre bi du nuyu Ndoye Bane mi nga xam ne moo ñu teewloo fii di wax nag ñun kontaan nañu fa kontaan commencé ba fa mu yem def nañ ko ndax tey la suñu première fois di ñëw fii le 8 mars loolu Ndey Kura yow la Ndey Kura loolu sant nañ la ci gërëm nañ la ci kontaan nañ ci lool di wax waa Sombi kontaan nañ ci teewaay bi kontaan nañ ci ànd bi nga xam ne ànd nañ ko waa 8 mars bi ànd nañ ko depuis boobu ba léegi ñu ngi dugg ci groupe bi di waxtaan de xamante ñi nga xam ne xamante wuñ woon ak ñoom di déggante di xalaat lépp loo xam ne réeroon na ñoo ngi koy xam ci groupe bi ak li nga xam ne première fois tey ñu def ko kontaan nañ ci loolu di la sant di la gërëm Ndoye Bane ñu ngi lay gërëm di kontaan ci def bi nga xam ne yaa ngi ko def Pire mi ambulance bi ñu taxaw ndax ñun suñu som bi dañ daa am jaaxle suñu amee malade boo xam ne dafa war a accoucher wala malade boo xam ne dafa sonn lool feebar dañu jël ay sareet wala ñu lee kalandoo wala difficulté yi ñu koy difficulté ci ñëw fii di jàllee ñun faneen ñu kontaan ci ambulance bi loolu di ñaan yàlla saa borom yàlla na saa borom defal jàmm Ndoye Bane sa toogaay yàlla na si njiglaay di suñu njiglaay li nga si bëgg yàlla na saa borom defal la ci lu kawe sa njort man na damaa mu newul wax waaye som bi yëpp a ngi nii lu ci dëng nañ ma ko baal. kon Madame la ministre ñun sunu maire ku fonk na famille démb tey soog a ñëw bi mu joxee son ami son frère son coordonnateur local dans le cadre de son mouvement le Wallu Pire El Hadji Massaer Diop daf ni jigéen lay teg jigéen googu muy teg mooy Adja Koura Ndir wax na ni c'est une femme infatigable du sonn wax na ni c'est une femme soucieuse des préoccupations des femmes femmes yi ñoo ko ñor moom Ndeye Koura Ndir moo tax le maire Mamadou Ndoye Bane hésité wul benn yoon pour jox ko la deuxième adjointe de la mairie de Pire kon Ndeye Koura jigéeni village yi ak waa Pire gépp a ngi ni toog ñi ngi lay jox kàddu gi ci seen journée bii ñi ngi lay jox kàddu gi pour nga wax ak
say ay moroomu jigéen wax ak la ministre wax ak le préfet. kon Ndeye Coura, la deuxième adjointe au maire, vous avez la parole. man xam naa ne deselu leen ma dara man defaluma leen dara mais man kóolute gi ngeen ma kóolu man munuma leen koy fay kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen tatagal ci bis bi nga xamante ni bi ni sunu bis la at mi sunu ñoo ko moom weer yëpp ñoo ko moom bis yëpp ñoo ko moom mais 8 mars ñun ñoo ko féete woon sunu bopp kon nag maa ngi leen kiy ziar ñeen ñëpp di leen ki tatagal bu ma defee noonu nag waruma woon a nuyoo te jiitaluma suñu autorité administrative yi nga xam ne ñoo fi nekk mais ngeen baal ma ko rek tey ndaxte wax dëgg yàlla sama jigéen ñi bu ma jàkkaarloo ñoom dootuma nekkati Coura keneen laay nekk kon ñoo ngi lay nuyu madame la ministre ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di kontaan nag bu baax ci ñëw bii nga ñëw comme ni ko sama frère Mamor Mbaye waxee parce que ku nekk xam na ni fii ñun bu ñu gënee recevoir ministre yàgg na lool kon nag lii nga ñu defal tey rëy na lool macha allah ci ñun yàlla na nekk nag ñëw ubbeeku ñëw yokku ci yow ak ci ñun ñi nga xam ñun nga fekk si te yaakaar nañ ko ndax dëkk bii nga ñëw dëkku bénédiction la dëkku l'islam la dëkku ñaan gu nangu la dëkku lépp la kon kaakaar macha allah madame le ministre yow ak sa délégation bi nga àndal ñu ngi lay teeru di la tatagal di la wax ne dalal jàmm di ñaan li ñuy xaar si yow yàlla na yàlla wan ñu ko mais yow tamit yàlla may ñu yoon boo xam ni foo bëgg a egg dinañ la si mën a jàppale ba nga xam ne li nga ñu defal ñun rëy nañ ci ñun trop mais ñoo ngi aussi nuyu aussi monsieur le sous-préfet suñu xarit vraiment bi ñu xamanteeg moom yàggul mais muy nit ku disponible koo xamante ni defuñu sax ñun entre agent mais daf ñu def njabootam boole ñu ci boppam mën a xàmmee nit mën a ràññee nit te ñun au niveau local yow yaay suñu Macky Sall kon ñun fu ñu la gis dañ la war a tatagal kon nag monsieur le sous-préfet bienvenue ñoo ngi lay ñaanal jàmm di la sargal bu baax a baax a baax ñoo ngi nuyu nag kenn ci biir kenn yi muy suñu maire suñu leader suñu soppe suñu xarit
ki nga xamante ni bii moo nu tàqaleeg coono ki nga xam ni moo nu tàqaleeg di sonn ci mbirum lépp lu mu mën a doon lu mu am pir la ko yéene lu mu yaakaar pir la ko yóone wutiwul dara yóbbu fenn lu mu wuti rek pir la ko yéene kon suñu maire ñoo ngi lay nuyu di la ziar Mouhamadou Ndoye Bane di la lalal tapis rouge yow ak ñi nga àndal di la nuyu bu gën a kawe si nuyoo yi di la ñaanal sa yoon bi nga tàmbale yal na yàlla may la nga eggale ko moom ñu nu àndal yëpp ak képp ku nu bokkal yéene kon suñu maire suñu xarit suñu lépp ñoo ngi lay nuyu di la ziar ñun buñ la xoolee sax duñu gis ci yow maire ñun mosuñu gis maire boo xam ne day ñëw ngeen di ànd ci ay tànk di dugg ci koñ yi di waxtaan àndaatu di yaa ngi may dégg barki dem fa seen place la ñu jaar ànd di toog di wax ñun foogoon nañ ni maire autorité bu mag a mag la parce que encore une fois bu monsieur le sous-préfet bu nekkee Macky Sall ci département bi yow au niveau local yow yaay suñu Macky Sall kon nag ndox ba nga oyofee ba mën a ànd ak sa jigéen ñi ñun nag li nu ci xaw a kii tuuti rek mooy suñu sañoon madame la ministre bi ngay ñëw yow ak sa délégation bi da ngay fekk fépp fees mais malheureusement xam nga ni fii dëkku daan doole la mënuñu xëy rek daal di génn il faut bu ñu xëyee ñu dem wuti lu ñu jox njaboot gi il faut ñu xëy dem ca marché ba wala ca garage bi wuti lu ñu def moo tax ne bu dul woon ak loolu de yàlla xam na ni dañu la jëlale sax yow mais suñu maire bii fi mu ñu jëlee ak fi mu ñu yóbbu te booba nekkul maire macha allah mbaa daanu yàlla na li fi mu ñu jëlee ak fi mu ñu yóbbu jaroon nañu bàyyi añ yi bàyyi ndugg yi bàyyi lu mu mën a doon ngir teeru la teeru bu mucc ay waaye nag ñoo ngi jéggalu bu baax ci li nga toog ba pare bâche bi nit ñi di ñëw di ñëwaat bu baax a baax ñoo ngi nuyu aussi autorités yi nga xam ne yëpp ñi ngi ci kaw ndax bu ñu limee rek dañuy rombal mais bu ñu jëlee nuyoo bi wax ko loolu dinañu ko mën a séddaleel ci ñëpp ñi nga xamante ni bii ni ñoom ñoo fi teew man nag fi may njëkkee rek mooy di nuyu aussi la fondation Sonatel ndax gis nga li lu taaru sama jigéen ñi déglu leen ma bu baax lii may wax yéen a ko moom ndax gis ngeen ni ambulance bi man de dinaa si mun a wax lool en tant que actrice de la santé xam tamit li jigéen ñi di jànkonteel ci tund wi te fi mu war a jëm tamit ma xam ku fa mu sa travail guddi ñu war laa référé nan ngay def fii nii dañuy def sax boo nekkee ci def sa CPN yi ba toll ci sa 4e CPN dañu naan da ngay jël numéro téléphone nga bu clando nga yore ko te foo toll ngay am crédit ndax guddi gi nga mën a woote bu parce que ku ne xam na ni matu dalay yee waxtu bu nekk fii nag képp ku fii jigéen amaana boo ko dund nga ak sa dëkkandoo boo xamante ni bii ni mus na matu guddi nga woo clando réseau bi demul wala kër gi ngay yeewoo sa charrette yeewoo fi nga dem àbb charrette teg sa malade mu ñëw alhamdulilahi rabbil alamin nag ndax suñu poste yi nu nekk vraiment am na ay ambulance mais am na ambulance yi ku nekk xam na ni 60 villages ambulance jotewu fa kon nag bu ñu ñëwee dolliwaat ci lii la fondation LONASE au nom de la commune de Pire au nom des femmes piroises nous vous remercions infiniment pour ce beau geste qui est venu en son heure ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm monsieur la ministre nag ak sa délégation bi nga àndal ak suñu conférencière bi nga xam ne aussi moom la ñu àndal moom jotante woon nañu téléphone muy moom nit ku baax nit ku disponible moom it ñu di ko xaar ci kanam ci waxtaan bu am solo bi ñu ko waroon a waxtaanal moom tamit ñu ngi koy souhaiter la bienvenue mais ñu ngi leen di wax ne gis ngeen sable bu yànj bii ngeen jàkkaarloo nii lii lépp loo xam ne gis ngeen ko fi rek muy tege produit local la fii ci dëkk bi lañ ko defaree bu ma nee dëkk bi nag gox-goxaan yi nu wër ci la bokk ndax Pire bu ne Pire commune c'est Pire et ses villages environnants kon nag lii ngeen di gis ci table yi ak li nga xam ne dafa nëbbatu génnul muy meññeef bi fii meññ yëpp ñun jigéenu Pire ñun ñoo koy defar ko nag ak suñu propre moyen foo koy jaayee di la tëtic ñu meññ le loo xam ne mi ngi meññ ci àll bi di fi yàqu te gisuñu benn yoon lu ñu ko mun a dencee doo am sax foo jaar jaay ko bu ñu génnee suñu dëkk yi ndox mi à moins de 10 mètres wala 5 mètres mi ngi ci suuf siyaan yi mi ngi foofu bëri ndox ba bëgg a dee gaa ñu ngi ngacc di arrosé di am yu ñuy jël mais pour ñu am sax yoon bu ñu ko jaarale indi ko si dëkk bi rek problème la loolu aussi ñu la koy jooy bu baax madame la ministre
ku ne xam nga ni tamit jigéen ak développement ñoo ngi nii ñun jigéenu Pire de daan doole rek la ñu xam soo duggee ci garage bi gis nii fa jigéen ñi toogee macha allah soo duggoon ci marché bi noonu la mel soo duggoo faneen ak faneen noonu la mel ñi mënta génn ñu ngi ci kër yi di élever ay ginaar ñeneen ñi ñu ngi ci lii ñu ngi ci lii mais nag monsieur le ministre ñoo ngi lay diis suñu bopp di la diis formation yi ndaxte tamit lu nekk boo koy produire war nga ci am formation ba xam noo koy mën a utiliser soo ko mën a jaay noonu ñoo ngi lay diis aussi financement yi nga xam ni moom la ñuy dégg mu jógee moo xam DER la moo xam lu mu mën a doon ñoo ngi leen koy diis tamit loo si di ko jaarale ci su loxo maire Mouhamadou Ndoye Bane bëgg lu si mun a nekk rek ñoo ngi la koy diis di la ko dénk vraiment ñoo ngi lay wax tamit ne la ñun de vraiment gis nga booy ñëw yaa ngi room fi benn usine boo xam ne usine ñaambi la ñu daan transformé ñaambi ji foofu mais depuis des années mi ngi noonu dafa tëj te ñaambi ji lu ñu daan produire ba tax ñu def fi usine bi lu ko ëpp ñu ngi koy produire tey ñu ngi koy produire te buñ ko produire amaana lépp dañ koy jël def ci ay oto yóbbu Dakar wala ñu jël ko di ko kasaree di ko da ngay génn sax gis yenn saa yi parce que ñaambi ji neexul conservé da nga koy jël teg ko quelque temps mu yàqu sama mbokk waa ci saño xool yi nag dañu am luñ ma diis dañ ma diis ne ma ñoom tamit comme ni ñu ko wax rek du ndox mi jege na leen soo génnee fi du ñoom kese rek dama ko ci cité rek mais ndox mi jege na leen mais yàlla xam na ne dañuy tapp ba guddi di ay loo kan moo war a root ak ka war a root vraiment loolu xam naa madame la ministre bu ma la ko waxee di nga ni lii est-ce que amati na suñu maire Mouhamadou Ndoye Bane ki campagne bi mu fa demee dafa simboo ay rangooñam di jooy parce que nee na lii yaakaar na ni lii amatul woon te lu ko gën a métti nag nee naa ko lu ko gën a pire moom moo ko am man nag su ma mënee wax si kàddu jigéen bi parce que damay wax ni tullu xaari Amar Fall bii mun naa ni tous les mois su ma nekkul congé dinaa fa dugg bu ma ci duggul fépp dinaa ci dugg ci dëkk yi ci ab ëpp dem stratégie avancé xam ni ñuy jànkoonteel xam tam lu mu seeni métti li ci duuf daal ci cin li xajul si ci nag bi xajul ci cin li mais daal madame la ministre ak sa délégation bi nga àndal ñoo ngi lay di suñu bopp di la wax ni ñun jigéenu Pire ñun daal ñoo ngi sa ginnaaw pare pour jàppale la si lu mun a doon mais tamit ñu ngi lay tàllal suñuy loxo ci lépp loo xamante ni bii ne lu war a jëm si ci ñun la rek suñu maire mu fate moom fu mu nekk ñun am ñu leen lu ci wax encore une fois nag les braves dames de la commune de Pire maa ngi leen di tatagal maa ngi leen di sargal maa ngi leen di rendre hommage di leen ñaanal bis bi yàlla nañ ko teewaat déwén te yàlla bu kenn manqué ren nag dañoo innové madame la ministre ndax comme ni ñu ko waxee dañ daan def 8 mars buñ ko daan def li ñu ko def sax bëriwul mais buñ ko daan def dañ koy def Pire en commune ville mais ren dañu ko soppi xar kanam ndax lan Pire commune suñu quartier li ngeen baal ma ci terme bi village environnant yi ci Pire la ñu bokk moo tax ñu former bureau ci lii nii ñu def former ko boole leen ci ñoom ñëpp ñu ñëw bokk ci ñu xam ni jigéen bu dëkk Pire ak jigéen bu dëkk Samaayel moo yem jigéen bu dëkk Pire ak ku dëkk Njëgëj moo am suñu àq nag ak suñu yelleef wax dëgg yàlla jooyuñu ko fii ndax su ma nekkee fii nekk la 2e adjointe du maire kon xam nga ni ci élection yii ñu jógee kon ñun waa Pire jox nañ ñu ci suñu wàll bu baax a baax ñu ciy remercier tam suñu góor yi ñu àndaloon ndax buñ ñu xañoon dinañu xañu ndax ñun laajuñu dara tamit dañu ànd ak ñoom te laajuñu dara parce que ñun xam nañu suñu maire ak ñi ñu àndal ñoom dara tiitalu leen dañu toog rek bañu nañu tànn leen ku leen neex joxe sama jigéen ñi tànn ma ni pour la ñu tànn kon yéen tamit jërëjëf def ak jaaraama. maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu sama xarit madame le ministre ñu ngi lay nuyu bu baax a baax kontaan torop tey ni ñu la fekke Pire nga ànd ak une forte délégation wuy si monsieur le maire Ndoye Bane monsieur le maire maa ngi leen di leen nuyu ci turu monsieur Lat Diop directeur général président du conseil de fondation de la LONASE mi ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi leen di sargal bu baax di rafetlu seen taxawaay fekk nañ fi de braves dames ñu ngi nuyu monsieur le sous-préfet moo ñu dalal léegi bi ñu ñëwee kër monsieur le maire nuyu nañu autorités yi fi nekk yépp ku ci nekk ci turam ak santam tey nag monsieur Lat Diop daf ñu yónni ma ànd ak le conseiller en communication monsieur Guédel Mbodj di wax tey ci turu Lat Diop moo xool ba xam ni Pire am na lu ñu mérité nañu lu ëpp lii sax mu yóbbante ñu ni kat femmes yi dañuy soxla
ak sax yeneen population yi yeneen concitoyens yi dañuy soxla ñu di leen transférer ci yeneen structure sanitaire yoo xam ni peut-être moo gën a équipé mu ni tey nañ fi indi ambulance bi teg ko ci loxo monsieur le maire xeet nañ ko sax waroon na ànd ak yeneen jumtukaay loolu lañ doon préparer mais xam nga daanu daju suuf te la demande est très forte li ñun population yi di laaj moo gën a bari suñu budget mais rek ñun indi suñu asaka yéene ba beneen yoon xam naa yeneen dina ci topp loolu la ñu wax bu ñu ñëwee nañ leen ko wax fekk nañ leen fi nag ak seen détermination ak seen jàmbaarte waa population Pire man dama kontaan parce que le directeur général daf ma yónni fu ma sawar ñëw parce que fii ci Pire la sama papa gane àddina donc sama ay mbokk laa fi fekk kontaan naa trop kontaan naa ci li ma fi ñëw donc le directeur général nee na daal moom bëggoon na ñëw mais dafa am empêchement de dernière minute moo tax mu yónni ma ànd ak monsieur Mbodj expert en communication loolu daal la ñu santoon pour ñu wax ko waa Pire yéen ñëpp nag ñu ngi leen di nuyu di leen sant xam naa ni jot yombul te madame le ministre sama sœur nee na Fatma Tall Mbaye war na jël la parole am tamit yeneen engagement yu koy xaar Dakar moo tax duma guddal torop ku nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di leen sant di leen gërëm. di la jàllal fii ci Pire comme ni ko Mamor Mbaye waxee depuis 2015 ministre ci la gëjoon fii di Abdoulaye Diouf Sarr fii la woon fii lañ ko dalale woon yeneen ministre yi fii ñëw yëpp gàmmu lañ fii ñëw wala ñu ñëw jaale si mais ñëw bi nga ñëw neex na waa Pire gépp te jigéen ñëpp gis nañ seen bopp ci yow waxoon naa la ko ci téléphone nii la du man maa la tànn pour nga ñëw Pire jigéenu Pire ñoo ne ma yow lañ bëgg nga ñëw fi jigéenu Pire yi ñoom ñoo ne ma dañu bëggoon daal nee na Fatoumata Tall su ñëwee mu ne ñëw ci 8 mars bi moom la ñu tànn donc tànn gi ñu la tànn peut-être sa jikko la sa personnalité sa fulla ak sa fayda ba mel ni Caroline Faye mii ma tudd ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal dëkk bi dëkku yaakaar la képp koo xam ne ñëw nga fi suñ toogee juróom benn weer di nga xam ne demoon nga Pire di nuyu le sous-préfet de Pambal kooku di sunu kilifa du sunu lépp nekk si sunu wet di ñu jàppale bu baax a baax a baax di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa LONASE madame Ka dama ba ngeen tàccul ma ko bu baax a 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 baax tàccul ma directeur LONASE di Lat Diop waa LONASE bi ñu dalee jàppale waa Pire yàgg nañu di ngeen a gis souvent may joxe ay don daara madame Kami moo ma ko daan jox mat na fukki at heure bu ma nee damay dimbali daara yi ci Pire madame Ka dina ci dugal loxo jaarale ko ci fondation LONASE bii donc ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax madame Ka ndax ambulance bii nga xam ne moom la ñu fondation bi jox dëkk bi 60 villages la ambulance yi nekk fii ci dëkk bi mënul dajale lépp looloo tax ñu ñëw jooytu leen ko bi ñu leen ko jooytoo jaay leen ko ci mouvement Wallu directeur général bi ak fondation bi nangul ñu ko te yaa ngi koy wax sax am na yeneen yu ci topp am na échographie ak yeneen matériels yoo xam ne xam naa ne semaines yi di ñëw dinañ ci jot mais daal jërëjëf rek lañ leen mën a wax parce que li leen le président Macky Sall jox yeneen koy jox askan wi man askanu Pire laa fa nekkal te su ma ñëwee askanu Pire laay laajal te su ma leen laajalee ñëw teg ko seen loxo
ñu ngi leen sant leen gërëm bu baax a baax a baax di sant di gërëm conseillers yi ak conseillères yi nekk fii yëpp ak population Pire ak village yi ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm amuñu seen fay. Sénégal suñu bëggee ñu avancer dañuy jàppale xale ak jigéen soo bëggee mu dellu ginnaaw da ngay néewal doole jigéen ak xale. di remercier bu baax sunu ki nga war a def conférence bii di Mame Khary Diène bis bu commencé di ngeen xam ne indilu ma leen nit ku ndaw ki ma leen indil dafa ñëw pour jël leen yéen jëlee leen fi leen ne yóbbu leen fu sore xaw ma kan moo ma xamul waaye jigéen ñi biir xam nañ ma man ci liy dox rek laa ne te Mame Khary mii ma leen indil moom kuy dox la mën a àndal. kon boog man ak yéen ak Mame Khary ca kanam incha allah soo leen ko déglee da ngeen comprendre li tax ñu ñëw ba ñu gañee mairie beeg léegi lii lañ njëkk a organiser parce que campagne yi jigéen ñi dañ leen utiliser di leen tàcc loo di leen def loo lu ne waaye nag soo demee ba gañee da nga war a amal njariñ jigéen ñi moo tax ma njëkkee lii. thème bi nga xam ne mooy thème national bi. mooy dañoo bëgg jigéen ñi ak góor ñi yem ci bërëbu liggéeyukaay yi waxuñu yem ca kër ga mënta ne mari mee ne sama ginnaaw mënul yem ak man ci biir kër ga waaye suñu bokkee fa ñuy liggéeyee jàngandoo amandoo ay diplôme nga am bac ma am bac nga am bac plus 3 ma am bac plus 3 ñu mbokk même diplôme bu ñu am suñu demee fa ñuy liggéeyee ñoo war a bokk salaire lan moo tax ku góor ki di ëppale salaire toujours ku jigéen te kër yaa ngi nii lu fa dee jigéen ñaa ko rey rawatina Pire gii madame la ministre jigéen ñi suñu xëyoon tey jii grève ni duñu dem garage duñu dem marché dina am kër yoo xam ne cin du fa tàkk soo gisee ñu yéex a ñëw ci bâche bi c'est parce que am na ñoo xam ne dañuy lijjanti ji añ bi lijjanti ji reer bi soo demee waajaa nga ca kaw lal bay nelaw wala ma ngi lijjanti ji am ñaareel loolu moo am ci suñu dëkk yi kon boog madame la ministre waxal la ba président Macky Sall suy jàppale mu jàppale jigéen ñi su jàppalee jigéen yi kër yi day naat kër yi neex lii ma wax nii góor laa may li may wax lu am la sunu dëkk yi soo bëggee mu dëkk yi ne kër yi neex yoruñu réew mi kër yeeg yëpp ñoo ko yor dégg nga madame la ministre jigéen ñi ak jeunesse bi ñoo ëpp ci population bi te nit ñi surtout jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ñi fii ci Pire ak village yi madame la ministre Pire 1960 bi léegi dañuy tëb ci lépp waaye ginnaaw affaire 8 mars la dama lay wax li nga xam ne noonu la ñuy tëbee financement yi day déparé Ndakaaru topp coxeur yi li coxeur yi naan Thiès Tivaouane Ngaye financement yi daf ñuy tëb guddeeg bëccëg suba ngoon financement yi day ñëw ba Tivaouane tëb ñu dem Ngaye Mékhé waa DER ñëw nañ fi am ñu financé mais ñooñu booba nekk guma maire samay gone lañu financé woon mais financement yi bi nga xam ne moom la ministère de la femme di joxe état wu Sénégal di ko joxe waa Tivaouane am nañu waa Ngaye am nañu waa Louga am nañu waa Pire ñii dara amuñu dara mais loolu la ñu bëgg mu dakk madame la ministre xam nañu yéene nga ñu ko te xamee woo ko woon nii waaye man mi nga xam ne jege naa la jege yi sa yeneen collègues yi incha allah lépp luñ ci mën dinañ ko dox ba nga xam ne financement bu président joxe ci waa biir du leen séddee ñëpp séddu. loolu tax madame la ministre bi ma defee campagne ba pare ma teg benn union des femmes de la commune de Pire sans distinction de parti politique. képp koo xam ne doomu Pire nga di jigéen te gis ci sa bopp mën ngaa ñëw bokk ci su ko defee ñu mën a ami këyit wax naa leen ko ci campagne bi état du financé ku amul i këyit te yéen ñii nag neexu leen a àndal ndax amu leen woon ay këyit amu leen ay këyit moo tax ma dajale leen pour ngeen mën a am këyit dénk leen ku la ndiir ngeen ànd
état mën leen a xam suñuy joxe ñu bañati leen a tëb loolu moo tax a jóg lii nga xam ne moom la ñu samp su boobaa nag waa fondation LONASE ñi ngi fi su boobaa ñi nga xam ne ñoom ñoo di ONU Femmes ñi ngi fi maam xarit su ñëwee dina leen ci wax lu baree bari su boobaa kenn dootul séddale dara ci réew mi te yóbbu leen ko lépp kenn mënu koo wax mais en tout cas xam leen ni tëb bi naan tëb jéegu prix yi jigéen yu ji prix yi dañ na tey parce que lii ñuy wax nii ministre bi dina ko eggal ki nga xam ne moom moo di président man ma def ci lépp lu ma mën su ko defee kenn dootu leen jëw mënul weesu nga yor ay milliards di ko séddale jigéen ñi ñëw ba romb biir tëb biir dem jox ko waa Ngaay loolu moom lañ bëgg mu dakk ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax kontaan nañ ci yéen ñu ngi leen di sant di leen jox rendez-vous ci beneen ndaj. asalaamaaleykum wa rahmatullah monsieur le sous-préfet maa ngi lay nuyu di la gërëm bu baax ci accueil bi waaye di rafetlu organisation bi nga xamante ne moom nañ fi fekk tey maa ngi nuyu monsieur le maire de la commune de Pire suñu frère suñu xarit Mamadou Ndoye Bane di profito ci occasion bi di ko féliciter ci ndam li nga xamante ni yàlla may na ko ci fan yee ñu génn bu ñu ñëwee teew fi tey warul jaaxal kenn ndax dëgg la Ndoye Bane dafa yoroon listam suñu coalition am fi liste waaye dara ñaawul bu doon ba mu jàkkaarlooyee ak ñun dafa demee naka sudul noonu wala mu am ay dérapage wala mu am taxawaay bu ñaaw kon ñun dinañ am fullay bañ a teg fii suñuy tànk tey waaye dafa am leneen lu ñu ñor ñu bokk ko ñun ñëpp muy Sénégal am leneen lu ñu bokk muy gox bii nga xamante ni mënu leen ko séddoo kon dañ koy àndandoo liggéey ko monsieur le maire maa ngi lay féliciter bu baax a baax di nuyu bu baax ñi fi teew ñëpp waaye jiital ci nuyoo bi madame Ka Aminata Dieng bu fondation LONASE ak délégation bi mu àndal maa ngi ci xàmmee Gédel Mbodj bu yor communication bi waaye di leen wax ni kontaan nañu bu baax a baax tey gis ni fondation LONASE def na fi jëf gu rëy gi fondation LONASE nag bu ñëwee fekk ko mu def lii ñun suñu fierté lay doon ndax je me rappelle bi ma ñëwee LONASE en tant que présidente du conseil d'administration dama émettre idée pour ñu teg fa fondation ñu voté ko au niveau du conseil d'administration ma installé ko ñu gis leen tey ñuy dérouler ñu xam ni seen objectif génnuñu ko ñi ngi leen di féliciter bu baax et à travers vous ñi ngi féliciter bu baax seen directeur général suñu frère Lat Diop maa ngi nuyu bu baax docteur Mame Khary Diène Ndoye Bane wax na ko sànq ki mu leen indil di Como c'est une brave dame femme boo xamante ni nii actrice de développement la mi ngi jàppale jigéen ñi ci seen autonomisation di leen jàppale ci seen ay formation docteur Mame Khary ñi ngi lay féliciter di la wax ni suñu fierté nga en tant que jigéen waaye bala may xuus rek
damay bañ a génn dëkk bi def fi toj-toj damay nuyu ki nga xamante ni mooy la première dame de la commune seen jabar suñu jabar di Marie Bane ñi ngi koy nuyu bu baax di ko féliciter ndax ndamu Ndoye Bane ndamam la parce que li ñuy wax rek derrière chaque grand homme il y a une grande dame maa ngi nuyu ñëpp tey nag dañ fi ñëw ànd ak délégation bu mag bu ministère de la jeunesse kontaan lool fekk ci fii suñu morom yi jigéen yàlla dafa dogal ñu am chance su nekk ministère de la jeunesse waaye nekk jigéen muy la première fois dans l'histoire du Sénégal ministre de la jeunesse nekk jigéen loolu nag dañ koy gërëmee président Macky Sall moom moo jël jigéen teg ko fu kawe kawe teg ko def ko muy ay priorité am ci noonu la jëlee jigéen def ko pour la première fois ministre des affaires étrangères jël na jigéen pour la première fois jox ko yeneeni poste dégg nañ fi jigéen nekk recteur jigéen nekk na fi gouverneur ba tey administration territoriale bi sous-préfet du ma weddi bari na lool ay jigéen ak yeneeni fànn kon kooku dafa gëm ni jigéen loo ko sargal doyul jigéen ñi amatuñu lu ñu prouver ci Sénégal te tey seen mobilisation bi wane na ko ñoo ngi leen di féliciter bu baax tey bi ñu ñëwee amuñu mberteel gaa waaye am nañu mbégte mu ëpp lool ndax nag bi ñu ñëwee fekk fii bâche bi macha allah mu fees dell ak ay borom musóor xam nañ ñu fii commune buy développé wu la et ndokk yàlla ba maire bi nga xamante ni moo fi nekk Ndoye Bane ba mu comprendre ni nag borom musóor yii ku àndul ak ñoom doo dem jërëjëf olof yi dañuy faral di wax naan doom ju baax joo gis ndeyam a ko liggéey waaye leader bu baax boo gis rek ji ay jigéenam ñoo ko liggéey kon ñi ngi félicité bu baax jigéen ñi nga xamante ni ñoo accompagné monsieur le maire Ndoye Bane ba mu yegg si fii te constat bi ñu def mooy la plupart d'entre elles ay jeunes dames nañu ànd ak seeni yaay ñu jàppale leen ànd ak ñoom teefu dëgër ba ñu am li ñu am tey loolu nag liggéey koy maye waaye pour mu sax liggéey tamit moo koy maye ba tax na nii ngeen organiser woo nii dafa am solo parce que bu ngeen toogee rek ni da ngeen a bëgg ay financement bëgg accompagnement te organiser wu leen du sotti da ngeen di formaliser wu am seeni këyit yoo xamante ni fu ngeen ko taxaw présenté dinañ xam ni ñii liggéeykat nañu war nañoo am financement te loolu ngeen def nii tey te du ngeen ko rëcc ndax président de la république jël na ay mécanismes yoo xamante ni teg ko fi uniquement pour jigéen ñi ak ndaw ñi bi ma ci njëkkee mooy DER Ndoye Bane wax na ko financé na fi ay jeunes jigéen ñi ñoo des te bu soobee yàlla bu ma demee dinaa eggali yóbbante bi monsieur le délégué général suñu frère Pape Sarr leneen li mooy financement yi nga xamante ni ñi ngi nekk ministère de la femme te suñu ministre suñu xarit suñu collègue madame le ministre Ndeye Saly Diop Dieng jiite ko loolu tamit di ngeen ci jotale bu soobee yàlla ndax Sénégal yëpp la ko jagleel te mi ngi wër Sénégal yëpp di ko fi joxe te du romb Pire incha allah di ngeen ci jot. di wax rek ni kontaan nañu bu baax ci ni ngeen organisé woo wax naa ko sànq ku organisé wu moo yomba jàppale. dinañ leen jàppale d'abord ci seen formation bala may dem dinaa fi bàyyi benn enveloppe boo xam ne pour ngeen démarrer seen formation la. ñu jox ko seen présidente Koura maa ngi koy féliciter bu baax leadership bi féminin yi dañuy tàmm rek di naan ñi ngi au niveau national wala Dakar waaye tey dañ fay gis de vraies femmes leaders ñu jël la parole ñenn ñi ngi ci bâche bi kon Sénégal ay jigéenam gàcce ngaalaama am nañu potentiel bu mat sëkk boo xamante ni bu ñu leen jàppalee dinañ ko exploiter te dinañ ci réussir incha allah. ñi ngi leen di gën a tàllal loxo waaye di gën a tàllal loxo seen leader Ndoye Bane
di ko wax ni mu ñëw taxaw dëggu ànd ak président Macky Sall liggéey ndax nag réew mi bu ñu booloo liggéey moo koy jëmale kanam te président liggéey la woote. xam naa dinaa surprendre sama sœur Mame Khary waaye jigéen ñu mel ni yow tamit président Macky Sall soxna leen ci liggéey bi donc ma sœur Mame Khary maa ngi lay tendre la main pour que nga ñëw ñu ànd ci liggéey bi jàppale son excellence de président Macky Sall mooy jàppale Sénégal mooy jàppale ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di leen sant kontaan naa bu baax a baax. ndax jigéen moo gën a soxla ressource naturelle su ma nee ressource naturelle tey taaxaani bant jigéen moo koy def tey root ndox jigéen moo koy def donc su ndox ñàkkee jigéen mooy gën a sonn que góor tey meññeef yi su naxasaayee jigéen ay gën a sonn mu am nag lu xew ci àddina bi loo xam ne ñun ñëpp dañ koo war a xam ngeen àddina bi yàlla daf ko def juróomi continent maanaam ay dëkkuwaay yu rëy comme Afrique ni mu nekkee continent africain nag moo continent bi ëpp alal mais ñoo gën a néew doole li tax ñu néew doole bi ñu dal mooy ñàkk transformer li ñu am kaneen mooy ñëw di transformer li ñu am te transformation boobu dafa am fu muy tàmbale na ci mbay mi tàmbale na ci biir kër yi tàmbale na ci li la wër parce que nit dafa am lu koy dundal am li koy rey li koy dundal lan la li ngay lekk li ngay naan li ngay def sa yaram li ngay diwoo maanaam li ngay noyyi muy laal sa environnement ak itam garab bi nga xamante ne da lay faj mais day am itam effet secondaire loolu noonu boo ko jëlee Afrique lan la mënal boppam lan la ñuy transformer xam ngeen ne Covid bi wan nañu ne bi ñu tëjee frontière yi ñëpp sonn ndax garab bi ngay fajoo sax yow maîtriser woo ko gel hydroalcoolique bi gën a yomb li ngay raxase sa loxo mu gën a yomb mënuñu ko woon defar fii ci dëkk bi xam ngeen ne loolu ànd na ak gravité lool te ñun nag jigéen ñoo am ci wàll damay ñëw ci balaa may ñëw ci li ngeen defar damay ñëw ci union bi ngeen wax ne moom ngeen di former Ndoye Bane wax na ko soo leen organiser wu doo leen mun a dem fenn ndax mbooloo mooy doole loolu lu ñuy wax la rek mais dafa war a nekk loo xam ne jigéen ñi dañ ko gëm di ko jëfe xam ngeen lu tax dama leen di wax benn histoire bu ndaw soo jëlee tey Chine dëkkub chinois yi ñoom ñu ngi nekk 1 milliard ak 300 millions ci ay nit ci ay doomu aadama bu fekkee chinois yëpp dañu jógandoo benn yoon ci benn seconde ñu tëb nii xam ngeen luy xew addina bi yëpp day am tremblement de terre da yëngoondoo benn yoon te ñoom 1 milliard 300 millions lañ xam ngeen ñaata la jigéen ñi nekk ëpp nañu 3 milliards 500 te yéenay fal ñun ñooy fal ñun ñooy jënd donc pouvoir d'achat bi ñoo koy joxe ñun ñooy liggéey di transformer liy dugg ci kër yi sa boroom kër lu mu jiitu ci kanam boo nekkul ci gannaawam day faxasu kon nag mbooloo boobu ñuy wax ci jigéen bàyyi wax yu sew bàyyi yàq bi man d'accord naa jigéen am or de xam ngeen lu tax ndax or épargne la boo demee ba ñàkk génne sa or yam yóbbu ñu jox la ko xaalis mu faj gàcce ndax du faj dee waaye nag nga jël sa lépp def ko ci ay chiffon ay mbubb def sa lépp def ko ci benn xew walla benn xawaare pare ci déedéet kon su ma gisee lii damay kontaan pour lan parce que man de li ma tax a jóg te sama càmmiñ Ndoye Bane woo ma ci mooy nan la ñuy def ba jàppale leen yéen jigéenu Pire gannaaw boo leen nekkee benn ba organiser ba pare nan la ñuy def pour jàppale leen pour produit yii
di dem ngeen koy jaay ci supermarché yi fii fépp fu supermarché nekk fépp fu station boo am boutique nekk fépp foo xamante ne bitim réew la sénégalais di fa wuyoo malien di fa wuyoo africain soxla produit yi nga xamante ne dañ koy defar ci fii Pire mu mun a dem États-Unis dem France dem Japon dem Égypte dem fépp foo xamante ne ci àddina bi war nañoo mën a wane ne que Pire mu ngi dem mu ngi avancer mu ngi produire loolu mën na ne. gis ngeen dama doon wax ak benn jigéen bu nekk Salémata bu tudd Soxna Aïcha mu ngi dëkk Salémata xam ngeen mu ngi nekk Kédougou nekk 765 kilomètres Dakar Salémata nekk 97 kilomètres gannaaw Kédougou ma dem fa 2006 ñuy defar karité ma ñëw ñu ne ma ñun de nit ñi dañuy utiliser rek bu ñu ñëwee bind ñu jël suñuy carte d'identité dina utiliser ma ne ko soxna si ma ne ma waaw ma ne ko man li ma fi andi ñaanuma la ko dama koy jënd si muy karité su ma ko jëndee ba pare damay dem ànd ak moom su fekkee li may ut am naa ko di ma gisaat ndax boobu 2006 tali yi du woon ay pax du woon ay kan ay teen la woon dangay jóg 4 heures du matin di daw ba une heure du matin le lendemain sa ëllëg sa ngay doog a yegg Kédougou astama nag Salémata dangay wàcc di yor di gor ñax bi pour oto bi mën a avancer yenn saa yi nga ñëw nekk ci ban bi dangay wàcc ngeen di pousse oto bi ma ne ko looloo ma fi andi ma dem dellu sa 2008 ma dugg ci buy bi di def pëndaxu buy balaa may def pëndaxu buy diwu buy bi laa doon def xooxu buy damay dem fekk jigéenu basar yi ma ne leen arrêté leen di sànni xooxu buy ëpp naa sànni alal ngeen di sànni jël ko ne leen dëbb leen jox leen mbasan jox leen dàll jox leen ay gën yu bees ay kuur yu bees ay layu ne leen dëbb leen ñuy dëbb pare ma ne nañ peese ñu peese paan bi ñu daan jaayee ñaar téeméer ñu am si 4 kilos